kéemtal ay kàttan waaye mënaguñu fay lakk gi xam nga ni puits pétrole moom lu toll ni gaz bu tàkkee fay ko du yomb lu mel noonu nag jaaxal na askan bu bari rawat na ci Sémou waa Thiaroye-sur-Mer dafa nekk commune boo xam ni soriwul ak raffinerie bu Mbao Sarr ku ne xam ne ni commune bu Mbao ak bu Thiaroye-sur-Mer dañoo taxaloo ay commune frontalière lañ gis nañ également Sarr usine la boo xamante ni ci wàllu pétrole lay yëngu te ay tuyaux yi nga xam ni ñoo dem Sarr di ay pipeline yu jugee ci géej gi di war a dem Sarr xam nga pipeline Sémou mooy lan parce que buñ koy wax nii en wolof ñu bëri lu ñu xam moom mooy lan mooy bateau yi indi pétrole brut bi di ko war a indi ci Sarr da koy raffiner def ko vrai pétrole mais bateau bi du ko indi directement ci usine bi dafa am ci tuyau yu muy jaar tuyau yooyu nga xam ne mooy jóge ci bateau bi dem ci usine bi moom la ñuy wax pipeline mooy tuyau pétrole bi war a jaar jóge ci bateau bi dem ca usine ba léegi tuyau yooyu foog mu jaar fi askan bi dëkk tuyau yooyu am na ci yenn yu jaar ci commune u Thiaroye-sur-Mer am na ci nag yoo xamante ni dafa bënn wala dafa fett ce qui veut dire que foofu bu fa jëyee amee ci rayon boobu yëpp balaa sapeur ñëw moom jëye gu métti lay def parce que bu ñu waxee incendie bi am noto xam nga noto sax mën nañu wax ni fa tàkk ay nit dëkku fa moo tax mu am problème mais fii Thiaroye-sur-Mer bu tàkkoon jafe-jafe te pourtant population bi alerté nañ délégué de quartier yi alerté nañ mais ñun Sénégal dañoo tàmm toujours médecin après la mort mu mel ni kon jafe-jafe la boo xamante ni gars yi war nañ ci jóg c'est waaw loolu Malick li nga wax moo am boo dee xool li tàkk-tàkk bi am noota foofu ci pipeline yeeg pétrole beeg gaz bi foofu ba léegi benn information sénégalais yi amatul lii la ñuy waxati ba léegi information bu leer sax amaguñ ko dégg nga ñu naan ingénieur bu doon taar groupe moo ko taal loolu sax suba mën nañ koo weddi waaw doo ci am benn information te nooto bi nga wax dafa am solo parce que nooto ni nu dëkkee peut-être ni nu dëkkee sax moo ko waral mais boo dee xool Thiaroye Géej nga xam ne seen koñ camion sapeur xaju fa camion bu sapeur fu mu dugg sax amu ko loolu foofu lay gën a grave te l'État vraiment da nga am appel de Malick xaaral ma bàyyi. waaw Sémou on va prendre en direct Mamadou Sekane moom Thiaroye-sur-Mer la dëkk du ñàkk li ñoom bokkoon na xëy na ci askan bi dëkke foofu te alerté woon li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe ci wàllu tuyau yooyu bu ñu sukkandikoo ca la xew fële ca Noto mu mel ni li ni mel ñaanuñu ko yàlla nag waaye ba tey mën naa xew Thiaroye-sur-Mer Mamadou Sekane ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. sëñ bi maa ngi leen di fay bu baax di leen nuyu yéen ñëpp. voilà yaa ngi en direct ci rajo Oxygène ñu gis ni vraiment la xew Noto askan baa ngi koy ñaawlu waaye it li ni mel dafa mel ni mi ngi xaw a nuyoo Thiaroye-sur-Mer naam ñaanuñu ko. waaw effectivement li xew Noto métti nañu ñu ngi leen di masse ñun ñëpp. wax dëgg yàlla di explosion boo xam te ni gaz la. oui. ma gis ko wax dëgg yàlla ci image yi yëpp. déglu ko aussi si journaux yi mu nekk loo xamante ni lu metti la. oui. mais dañuy wax ne olof dafay wax ne. fagaru moo gën faj. oui. fagaru moo gën. faju. parce que ñun fi ñu dëkk nii. Thiaroye-sur-Mer particulièrement quartier Mandiaye Diop. oui. ku ne gis na li fi xew ça fait des années. ba c'était Mbow Ndiaye. bi ñu suulee kan beeg léegi. bu ma tee 10 jours ci la yem. oui. nga gis da nga xam ne mooy fuitu pipeline d'essence. yoo xam ne société africaine de raffinage. SAR. seen installation mi ngi jaar ci biir Thiaroye-sur-Mer depuis 1962. di ay tuyaux yoo xam ne mooy les tuyaux pipeline. mu nekk 4 tuyaux yoo xamante ni. bu ci nekk ay hydrocarbures la. benn bi essence la doon def. benn bi di def gasoil. benn bi di def fuel. beneen bi dina def gaz comme gaz bi tàkk tey. fi ñuy wax ngay dégg ci Noto. bu gaz bi léegi boobu fonctionné dul. éliminé nañu ko. mu def ñett yoo xamante ñu ngi fonctionné. mais bi ci ëpp lii bënn mooy bi nga xam ne mooy bu essence. te ku wax essence xam ne hydrocarbure la carburant la boo xamante ni. li mu gën a bañ mooy safara.
c'est de l'essence déjà raffinée. Ouais. bu jugee raffinerie de de Mbao. waaw. mu ngi dem fi nga xam ne mooy zone de hydrocarbures Dakar. donc jaar ci commune Thiaroye-sur-Mer bi yëpp. ba egg foofu. fu ñuy wax zone de hydrocarbures fa la camion yi dem di jëli essence boobu. di ko yóbbu ci station yi di ko distribuer. donc ça veut dire que c'est un produit fini boo xamante ni dafay dem foofu bu demee ñu jël ko jaay. c'est un produit fini. c'est un produit fini ça veut dire que essence bi nga xam ne mi ngi ball fii. boo ko tànkoon yow boo ko defee si sa oto bi nga xam ne essence lay jël. waaw bu amul dara boo sottee ba sa réservoir am dara. boo contacté di nga dem Dakar dem fu la neex bu oto bi. donc mu nekk fuite boo xamante ni chaque man na la doo toog chaque 1 mois yow déggul fuite bu am. bëri na fi nga xam ne mooy quartier Mandiaye Diop actuel délégué bi Mame Cheikh Diop. man mii di wax ak yëpp ça fait des années ma nekk dans le combat ak SAR. oui. correspondance bu nekk yónnee nañ ko. bind nañ gouverneur de Dakar. man mii maa ko bind toutes les preuves sont avec moi. bind ñi nga xam ne ñooy autorités yi. bind ki nga xam ne mooy le maire local bi nga xam ne moo doon njëkk a taxaw. mais moom suñu oreille la ñuy jox déglu ñu dund faale. mooy Njagañaa. muy Njagañaa. ñu li ñuy wax dafa leer te ñi ma ñaanal ko. preuve yi mu ngi fi les accusés de réception. yi nga xam ne mooy correspondance man maa ko bind man sama bopp man Mamadou Sekane Fall. waaw. yóbbu ko ci autorité yi. yóbbu saa faalew ñu. ba fan yii la ba nag yàlla def ki nga xam ne mooy directeur bi nekkoon di Mbuub. Serigne Mbuub. moom boobu mi ngi door a faru mi ngi koy door a teg boobu. moom au moins dañ koy remercier di ko sant déplacé wu na ñëw seet si ñu. seet si population yi jour bu ñu ñëwee dama ko def live Facebook. ñëpp di dégg. keroog maa ngi wax ci live bi jàkkaarloo moom ne que Serigne Mbuub. monsieur le DG. bu doon say ñi nga xam ne ñoom nga remplace ñoo fi ñëw tey bu ñëwee fi du dugg ci koñ bi ay morceau la leen yuuxoo yëpp ñu abal ñu. yàlla def comme yow yaa ngi doon a fekk fii bu mel nii nga yëg ko binduñu la leen. defuñu leen nga ñëw war deel def lu du sant la mu jël ay engagement. waaw. te li ci gën a garaaw nag. ñun li ñuy wax. mooy danger bi nga xam ne moo ko fi am. surtout ça. le danger bi nga xam ne te Sénégal nag. lu mën a seetaan ba jëyee am. médecin après la mort. c'est grave. loolu moo doy waar. te nekk na danger boo xamante ni bu ba léegi maa ngi ciy yuux maa ngi alerté mais dana foog nga jaaree liggéey de danger bi am. mais toute la région de Dakar est menacée. oui. parce que une fois qu'il y a une explosion. yàlla ci yàlla musal. si un rayon de 28 kilomètres carrés sera rayé de la carte. donc là où vous êtes actuellement à la radio Oxygène cette radio-là ce milieu-là n'existera plus. Tout va sauter. oui. De Thiaroye-sur-Mer à la ville de Dakar, au centre-ville, c'est 11 km 12. Donc de Thiaroye-sur-Mer, de la place de Thiaroye-sur-Mer jusqu'à la place de Guédiawaye, moins de 10 km. Donc toute la région de Dakar presque est menacée. 28 km pour dire à la ronde, donc, vous n'avez dit, il y a un qui a le mousse. Mais vous voulez que à l'aise. Man, je dis que vous avez essence. gars yi di intervenir parce que li nga xam ne mooy taux SDE à la bi nga xam ne mooy actuel CFO. essence bi jaxasoo sama ndox bi bu ma ubbee sama kër bi rek on doon génn mais essence mooy génn ci robinet yi. donc di ay daan yoo xam ne signal na ko. c'est grave. wax dëgg yàlla donc loolu alerte boobu dinañ ko waxaat. tout récemment. waaw. te feebar bi nga xam ne moo del péché yi amee. waaw. mooy feebar ki tane boobu. oui. dama seen dari. Le ministre de la Santé ñëw. Le gouverneur ñëw. Premier jour, le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall ñëw. Quand je me suis déplacé, de fait que les familles n'ont que banderole rouge. Il y a une pancarte. Le gouverneur de Dakar était là, Alassane Sall. Muy ko baax nag wax dëgg yàlla parce que teewuñu kenn. moom ci ñi ma gën a téye wax ak man moom ci la bokk. dëgg la. déglu ma nag ak xel mu dal. donc dama koy remercier bu ko def woon aussi duñ ko wax parce que ñu kenn moomuñu. mais keroog dama ñëw fekk autorité yëpp taxaw ma tekk sama banderole rouge bàyyi Facebook ñëpp di ma seetaan. tekk banderole rouge sama bopp génn benn pancarte bind ci. s'il vous plaît monsieur le ministre Abdou Karim Sall ministre de l'environnement. veuillez m'accorder 5 minutes pour parler de danger régional public. lii maa ko bind ko def sama page Facebook di ko gis. voilà yàlla def nag ñoom ñu fexe ba gis ma ba moom le ministre.
après parce que ñëw woon pour wax pour le ministre de l'environnement le ministre de l'environnement gis ngeen. gisee nañu après am naa audience dem ko. waaw moom gisewuñu nag. mais son directeur de cabinet moo ñu recevoir parce que bi mu ñëwee daje moom dafa am ñeneen ñu fa ñëwoon ñu xam te dëgg yàlla. waaw ñu ngi jóge ci région yi mu waroon leen recevoir nekk ak ñoom. ok mais le message daal wax nañ ko ki nga xam ne mooy. son directeur de cabinet wax ceeg moom. ba ñu nanguñu la. actuellement suñu nañu jiw yi. waaw mais li ñu wax mooy la vétusté. de les installations là ça doit accepter ça. 63 ba léegi ay tuyaux nekk ci suuf. 63 tuyaux dafa nëb. dafa nëb. et dafa nëb. et là où passent les tuyaux mais dëkkuwaayu dëkk bi la. mais boo ñëwee ñaan dëkk bi ñoo fa fekk tuyaux yi effectivement dëkk bi kër yee ka fi fekk. mais war nañ sécuriser quand même zone boobu quand même. voilà c'est très important mais fii il faut que ñu déglu ñu ci nga déglu tuuti ma wax la ci. parce que ñun duñu nag ay xale la ñu. mais xam na nag histoire dëkk bi. dëgg la. xam na histoire dëkk bi xam na ni dëkk bi. fii tuyaux yi jaar ay tool la woon. boobu jamono jooju dëkk bi ñoom ñu ngi féete boori géej. waaw ci leen mayee saar ma ngi jox leen espace boobu ñu jaar fi seen i tuyaux. lu ci jaar seen tuyaux dëkk bi màgg comme seen i terrain la titre foncier boo xamante ni titre foncier ñu leen man yoo xamante ni bien avant 63 seen i tuyaux. ay titre foncier yu légal bu fekkoon saar moom fii. waaye dama sëñ bi bu fekkee am nga kër Mbambilor. wala Sangalkam wala fu mën a doon terrain. nga toog sa kër ñu ne la ñu ngay tabax terrain bi nooy def. daw seeti ko. da ngay daw xooli ko. waaw mais jusqu'à présent fii may waxee yow. ba léegi ñaa ngi construire près du tuyau am ñoo xam ci kawam tuyau bi sax lañuy tabax. te kenn la moo tax saa ñëwul arrêté leen. bu fekkee ñoo moom fi. mais wax boobu ñuy wax naan ñoo moom fekk nangam c'est pour nous intimider et on n'acceptera pas ça. fii nous sommes ñun ci dëkkuwaay bu normal nañu dëkk ci ay titres fonciers yu légal lañu yu légaux lañu taxaw. donc loolu lañ bëgg ñoom ñu xam. bu nu sañoon nañ dëkk ak ñoom yaa ngi dégg ci cohabitation bu rafet bu jaar yoon. mais boo ñëwee ay jóoban te buñ leen waxee duñ ñëw. naan bënn la nangam ak nangam ba mu def fi njëriñ donc accepté. ok mention spéciale nag à la gendarmerie de Thiaroye. waay ñoom à tout moment bu ñu yëgee affaire boo naan ma téléphone te ñoom ils se déplacent 3 heures du matin toutes les heures ñëw nañ fii. fekk ma fi. ma taxaw ak ñoom it noonu lañ sonné gars yi pour ñu taxaw ci mbir mi. waaye ñoom ñooñu faalawul ñooñu respecté wul. ok mais nag li naan gaynde moom. waaw bu ko bukki yebee ca doxin wala. ñun ki taxaw suñu bopp maire yi. moo amul fayda moo amul fulla pour taxaw défendre commune. foofu laa doon ñëw est-ce que réellement le maire Ndiaga Niang maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer bien sûr est-ce que il est impliqué dans la démarche que vous avez entreprise. aucune démarche dafa ko ci kooku man maa koy wax. allez voir ma page Facebook le jour où Serigne bu venez nous voir moom mu topp ci ànd ak moom yelos si ñëw topp ci. keroog bi mu ñëwee j'ai tenu mon langage de vérité devant lui. xamal Serigne bu mu nekk ak kii ñu amuñu lu ñuy intervenir wala lu muy ñu taxawal suñu wet. ma su fee taxaw te bind nañ koy leer te yëg na fi te fii mu bëgg ne moom mooy yoonam bi muy jaar bi dem maire ba. ak oto. donc bu ñëwee toujours les deux deviers ça veut dire que xam na leen am. mais mu ñëw seet sa population bi ñëw métti ànd ak métti lu si ñoom mais la pas fait tey nga ñëw fi parce que am na ay dons yoo bëgg a dimbale aussi askan wi ñun fii fu ñu maruñu mais boo leen joxee nag. boo teg yàlla ñu jël. effectivement c'est ce qu'il a fait joxe nag ceeb man maa ko jëli. mais est-ce que c'est la solution quand même joxe ceeb yéen ce que vous déplorez c'est la vétusté des tuyaux màgget na mi ngi senn beneen bi moom mooy danger ci askan bi dëkkee ci wet gi. Qu'est-ce que vous proposez comme solution parce que ay ceeb ak yooyu. voilà la meilleure solution xam nga ceeb bi ñu indi. waaw ñun loolu wax effectivement mën naa ko jëli woon. duggal sama page Facebook nga dem bi ma demee biir Saar ba taxaw biir Saar seen biir bureau ñoom. waaw seen i locaux. waaw di jël ceeb ba xam nga ma leen wax. lii dafa rafet parce que sëñ bu moo ko def rek. gis nañ ñi am na lu métti mu ne da leen ndàmpaay lu muy jéem a def si ñoom. ñu leen ko jël nag waaye da nga xamal ne ñu xiifu ñu maruñu. suba bu tooy yi bënn ne. bii saa laay waxee nii de ñëpp dina seetaan. waaw mu ñooy taxawaat yuuxu oo média yi ñëw bu fekkee oo na leen ñuy ten defal ak a def nangam. mais solution bi gën a wóor te bëgg ko dëgg mooy si line maanaam jaar ko ci ndox bi ci géej gi mu dem. mu dem. mu dem. comme tuyaux yi baaxatul.
mais may lancer un appel à toute la région de Dakar, à vous-même qui m'appelle depuis la radio officielle de Pikine. Oui. Que vous aussi, vous faites partie du combat. Bien sûr. Parce que nous voulons qu'on ait est menacé, mais toute la région de Dakar est menacée. Et même une partie de Paris. Bien sûr. Jusqu'à Bali est menacée. Donc il faut qu'on se lève avant qu'il ne soit tard. Les gens au Nigeria, qu'est-ce que c'est? Nigeria, pipeline, pour bonne population, nous profitons. dama ne ah bu bëgg ñëwee fi man maa ko balisé man mi di wax yow maa njëkk a taxaw balisé. Ok Mamadou, est-ce que à part le maire également les délégués de quartier les chefs coutumiers ñoom aussi ñu ngi adhéré ci combat bi ngay def. waaw ñoom ils adhèrent. Nous avons un chef de quartier, un délégué de quartier qui s'appelle Mame Cheikh Diop. Il adhère. Toujours day ñëw taxaw ci combat bi. Ok. Il y a aussi les frais de Thiaroye-sur-Mer. Le président Samou Gueye. À chaque fois day ñëw taxaw sunu wet. ñu xool d'ailleurs am na laaj bu mu mujj def mu ngi taxaw wax na sax ci samay dette. mais le maire nag mooy ki war a njëkk a taxaw. di contre ñu ko mais bu fekkee amoo argument booy taxaw wala ay saa duñu jox ay corbillard dañu ko may di la kan nekkale ngay taxaw di publier ce corbillard là. Mais effectivement, nous méritons d'avoir un corbillard. Si tu vois que de l'essence et autre nourriture, il nous faut quand même un corbillard pour nous amener à la morgue ou autre. Voilà, c'est ça. Donc, là, le corbillard. Dernière question, Mamadou. Fan ngeen ci toll exactement. Est-ce que la proposition que vous avez faite, am ngeen ci une réponse de la part de l'autorité, comme le ministre de l'Environnement, comme les autorités de la SAR? Est-ce que am ngeen ci une issue heureuse? Voilà, donc mon petit bi mu ñëwee le DG bi mu ñëwee. Mboub Serigne Mboub. gars yi venu nous voir. Effectivement wax nañu am nañ équipe yëpp am nañ yëpp équipement yëpp pare nañ ñoom ñu def ko 6 lines. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. mais wax na loolu dégg nañu loolu. mais joxewuñu délai. joxewuñu délai. Ok. joxewuñu délai moom daa wax na fi daa ñu ngi ci procédure yooyu. pour def ko 6 lines. ok yàlla def fi mu waxee ñun ba dem. même pas 1 mois. affaire bi ba natt. affaire bi ba natt defar nañ ko ba pare. là aussi ma jël comme joxoon na ma carte visite am jox ma numéro ma envoyé que des messages parce que à tout moment mën naa ko woo téléphone. waaw mais man boog fi ñu jógee mosuma ko oo téléphone. boo ni mu bëgg naate parce que man dama nekk di oo ñi mu xëy na ñu am lu may bëgg ak lu ma nangam. mais nag ku ma ci oo ñoom ñëpp ak ku mu doon di ma oo en aparté. waaw ou bien se rencontrer en huis clos. je ne l'accepterai pas. Nous avons un collectif. boo xamante ni ñu ñooy toog ñu daje ak ñoom ñu wax ñu dégg ko ñu ne ñu jox leen wax ji. c'est important mais man li may éviter mooy nit di la oo toog yow ëllëg ñu nangam nañ la defal nangam te loolu laa accepté ma sàmba du ma ko accepté ma dem. donc daal loolu moom bi mu ñëwee wax dëgg yàlla loolu la fi jot a wax bi mu bët naatee nag. di laa koy doon envoyé un message. via WhatsApp. ouais bëgguma ko envoyé ko audio. envoyé que les photos wax kaa bi amaan. oui ma gis ne lire na ko mais répondre. ok 3 jours après laa yëg ne moom wàcc na. donc peut-être ci procédure nekk moom jugee na fa donc une dame. moo ko remplacé donc actuellement ñun la SAR a une directrice. xaw ma ne directrice ba tey kañ. voilà. voilà kon ñu jàpp rek ni kon def ngeen li nga war a def gis ngeen ñi ngeen war a gis yéen a ngi toog di xaarandi mais on peut également confirmer que le danger est toujours là aussi. le danger est toujours là te ñun nag ñu bëgg toujours dañuy topp la voie administrative. ñun bokk na ñuy taxaw ci mbedd yi. di sànni xeer rek c'est ça di yuuxoo di kii. yoon bi nag war a jaar ba dëgg yàlla jaar na. te ku bëgg a xam ndax jaar naa fi ñëwal sama kër. ma génne la document yëpp tegal la. ma génne la vidéo yëpp tegal la. nga xam ne ñii dina war yëpp def na leen. c'est ça. donc nag man maay serviteur de dëkk bi. je me suis engagé comme l'infatigable serviteur. yàlla dafa def nag bu xewoon faneen sax pour sama koñ. waaw ma kaas. wax parce que ñu xamee noonu man ne dëgg rek laay wax. yàlla def nag fi mu dal sama buntu kër la. sama buntu kër maanaam da nga koy dund kon. bu baax. c'est ça sama njaboot feebar may fanaan ay fan di dem fan ay 6 heures du matin. kan moo doon jëndee ordonnance yi c'est pas man maa ko doon jënd. te lépp li moo ñu dal des asthmatiques nga xamante ne mais doo jàkkaarloo que dafa daw génn dem HLM tëddi fa.
odeur boo xamante ni maa day taal yi et puis ñu ñëw ba pare gas ko ba pare suuf bi si boppam war a fay des suuf bi ñu ko gas parce que le sable est contaminé abîmé baaxatul donc li ñu war mooy suuf boobu ñu dañ ko war a jël yóbbu ko Saar bii passé ñu ne amatul espace bu ñu def suuf boobu jëlaat suuf bi defaat ko ci kan mais c'est malheureux donc loolu c'est au ministre de l'environnement de s'en charger et de venir ñoom nag ba léegi ñëwaguñ fi ba tey yegg seeguñ fa ba léegi ñëwaguñ mais nag wax dëgg yàlla su bi ma dajeeg ñoom dakk kii bu ruus waaw yor pancarte bi bi ma ñibbisee boobu ñu ngi def tournée di dem Tëngéej dëkk pour xool feebar bi daal moo dama ñibbis sama kër après 3 gendarmes ñëw na fi un colonel ñëw na fi boo xam ne ñoom ñooy gendarme la gendarmerie de l'environnement ils sont venus ma voir wax dëgg yàlla kooku aussi dinaa ko souligner moom wan leen li nga xam ne wax ñoom ñu ne ñu yëguñu ko ñu daal danger la bu doy waar donc aussi ñoom it vraiment ñu ñaawlu ko metti lu ko ba fi may wax ak yow mi en face de moi en face d'un agent de séquence boo xam ne taxaw di xool ba léegi di garde rek ngi ni taxaw ni sama rek moom may dégg kon am na kuy garde actuellement ci yooyu foofu waaw un agent de séquence di xool ndax dina senn wala du senn waaw day toog te lii daal lu wax sax benn nit di ko garde donc la li sapeur pompier ñoo war a taxaw defar ko normalement ñoo war a taxaw buñ koy defar parce que danger la boo xamante ne taxaw yor seen matériel yëpp di foofu surtout fois nag mën na am safara ñu gaaw exemple ko ba muy bay da jëyee am jaajëf voilà Mamadou ñu ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi lay delloo lépp vraiment Radio Oxygène vous remercie de votre disponibilité du ñàkk it ñu envoyé fa suñuy reporter gën a am beaucoup plus d'informations par rapport ak démarche yi nga xam ni fan ngeen ci tolloog fu mu desendeegu ak fan la tagga témbee ñu ngi lay jaajëfal vraiment bu baax ñu ngi lay delloo lépp ñu ngi leen di jaajëf jërëjëf di leen ñaan aussi yokkute daal amiin jërëjëf merci beaucoup voilà mu nekkoon Mamadou Sekane voilà doon woote depuis Thiaroye-sur-Mer Sémou prétexte bi ñu jël rek mooy lakk bi am nooto mi ngi get waa Thiaroye-sur-Mer parce que sànq maa lay expliqué pipeline yi am na lu ñu tuddee Sinline je crois moom la expliqué ni moom mooy solution bi tuyau bi moo jugee Saar ñëw ba ci zone hydrocarbure xam nga ko moom mooy zone bi nga xamante ni fa la mbànd yi nekk station yi jaay essence gasoil seen camion yi fa la ñuy jëmee jël gasoil yóbbu ci station yi pour mën koo jaay léegi station yooyu maanaam zone hydrocarbure boobu mi ngi jugee Saar jaar ci tuyau yooyu dem ci zone bi xam nga loolu tamit mu mel ni comme ni mu ko waxee produit fini la ci ay tuyau yoo xam ne dégg nga ni mu ko waxee nee na yëpp 1963 la fa tuyau yi nekk vraiment danger la. waaw danger la Mali te dégg nga lim la gën a leeral nee na affaire bi gettul Thiaroye Géej yëpp mais Ndakaaru yëpp la get parce que 28 kilomètres. daanaka romb na fii parce que ñun ak Thiaroye Géej ñun daanaka matuñu 2 ou 3 kilomètres. kon sensibiliser askan wi di leen leeral tamit si danger dafa baax. parce que tamit peut-être ku jàpp ne Thiaroye Géej rek la affaire bi di get dina lii te noota niñ ciy génne bii bu amee bii musiba la parce que fii zone urbaine la fii lii fi mu nekk digg dëkk la dëkk ko sekk ay nit dëkk fa di fa yeewoo nooto bee nga xam ne tàkk-tàkk bi am na fa gravité bi fii lay gën a grave te Thiaroye Géej dëkkin yi am na koñ yoo xam ne camion xaju fa pour dugg fa camion sapeur xaju fa pour dugg fa naan da ngay fay lakk te état dañuy gis danger yooyu yàgg ko gis gars yi di ko joytu te ñoom waxuñu ci te tamit bon dafa yéeme parce que tamit dama lay wax Malick chaque jour damay dal sunu presse sunu population léeg-léeg gars yi na ma yow presse ak population il faut ma leen di dal parce que l'intéressant il faut ñu koy wax man pour man lii moo gën a garaaw coronavirus parce que exemple bi noota wane na ko noota bële la fa am bis bu amoon fii ñun duñ toog fii tey naan dañuy émission te loolu il faut nit ñi xam ko Pikine xam ko Ndakaaru xam ko xam ne am na danger boo xam ne ñu ngi ko bàyyi fee mu ngi gete te man Malick li ma gis mooy fële Thiaroye ay mbandi essence ak mbandi pétrole ak ay pipeline moo mënul nekk foo xam ne ay nit dañ fay dëkk il faut lenn déplacé wu soit Saar déplacé wu soit askanu Thiaroye Géej ñu xool nuñ leen déplacé mais lii moom mënta continuer xaaral ma bàyyi la ak téléphone bi mënta continuer. On a Moussa Diop en direct. Je vous rappelle que lui c'est le secrétaire général de l'association bi nga xam moo ëmb délégué quartier nekk ca Thiaroye-sur-Mer. Moussa Diop ñu ngi lay nuyu.
yaa ngi leen di fay Sow. voilà yaa ngi en direct ci rajo Oxygène léegi am na askan bi yeewoo foofu dugg nañ wax ci tuyau yi nga xam ni bënn na foofee ci quartier yenn ci ay quartier yi nekk foofu ci Thiaroye-sur-Mer ñenn sax dox nañ ci ay dox yu bari ay jéego waaye daal ba léegi tuyau yaa nga fa te danger la bu ñu sukkandikoo li xew nooto tàkk-tàkk bu fa am te puits de gaz moom moo explosé fële ca Gadiaga ñu tuddee ko puits de gaz bu Gadiaga li ni mel est-ce que yéen a ngi ciy def ay jéego. waaw effectivement ñoo ngi def ay jéego. parce que li ci njëkk mooy doon nañu sensibiliser bi parce que déjà li nga xamante ne moo war a am na ba pare. mooy dëkk nañ ci béréb yi. comme dëkk nañ ci béréb yi ba nëgër rek dañu ci wax rek li ci am solo moom mooy xamal ñi ci dëkk. waaw. am na ay danger yu ci nekk. waaye bi nga xamante ni moom moo ci ëppal solo ñun waa Thiaroye-sur-Mer mooy. ñu def ay plaidoyer ci kanamu ñi nga xamante ni ñoom nga ko saar. yooyu plaidoyer tamit def nañ ci ay jéego yu bëree bëri. yaakaar naa ñoo directeur SAR toog nañ ci ay yoon. defoon nañ ko ay proposition tamit par rapport ak loolu. mooy maanaam bu fekkente ni li ñu gën a loon mooy ñu jële fi tuyau yi. parce que xam nañ ni déjà moom bi ñuy door. waaw. kenn dëkku fa woon. mais xam nga ak ni population bi yokkoo. dem nañu ba nga xamante ne léegi am nañ wëlbatiku nañu jaay nañu béréb yooyu yëpp. seetaan nañu ba nit ñi dëkk bi. kon léegi li nga xamante ni te tey boo ko naree jëlee foofu. waaw. ci zone bi Thiaroye-sur-Mer yëpp daanaka dafay soppeeku. léegi ñun solution ñun bi ñu bëgg ñëw waa Thiaroye-sur-Mer moo di que ñu yëkkati woon ba tuyau yooyu. tuyau yi jaarale ko mooy géej. ñun proposition boobu la ñu waxoon. mais proposition boobu dafa mel ni waa SAR nangu nañ ko waaye dañoo joxewul àpp. waaw. joxewuñu àpp nangu nañ ko. nangu nañ ko mais joxewuñu àpp. loolu moo tax fii ñu toll parce que ñoom déjà wax nañ ne am na ñoo xamante ne si li ñu wax. mais am na ñoo xamante ni tàmbali woon nañ leen indemniser. waaw. mais daal gis nañu ni moom jële ko fi moom mooy solution bi nga xamante ni moom moo gën a yenu maana. mooy yenu maana. waaw. comme joxewuñu àpp te tuyau yaa nga fa te ba tey ma ngay senn te gis nañ ni loolu ba tey mën a nekk danger est-ce que tamit amu leen beneen jéego boole mën a dox bu dee nar nañ ko aussi ñu amal ko ci lu gën a gaaw balaa beneen jéyee di ci am. am na xam nga boo sëkk nit. li ñu mel rek moom mooy di def pression ci ñoom. di leen wax à ce que ñu gaaw décider parce que moo gën ñu toog. waaw. ba li nga xamante ni gis nañu ko ci yeneen réew ci àdduna bi li ci xew. parce que ku nekk xam na ni moom. pipeline boobu. danger waxuma Thiaroye-sur-Mer rek mais danger région de Dakar yëpp la. kon dafa nekk loo xamante ni ñoom immédiatement dañ ci war a taxaw. saafara ko. léegi nag li ci am solo moom mooy ñun dañ continuer di def plaidoyer yi. di leen ci gën a gëtal. ànd ak association délégué de quartier si suñu ginnaaw président. waaw. def ci yiñ ci war a def wax ci yiñ ci war a def wax dox ci liñ ci war a dox. ba nga xamante ni ñoom bu fekkente ne dañ doon kenn def lu tamit dañu baral jéego yi ba li ci war a am ci balaa koy jéyee di am. ngeen nekk ay délégué gis ngeen ni plaidoyer bi ngeen di def sama laaj moo doon est-ce que vraiment le maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer Ndiaga Niang bokk na ci combat bi ngeen di mëne lan moo nekk le degré de son implication ci wàllu wi. waaw bu fekkente ne ni dëgg rek la ñuy wax. sans parti prise. waaw. moom jamono bu nekk dañu gis mu taxaw ci moom it di ci def plaidoyer. parce que ànd nañu ñu taxaw. ci benn piir bu fa amoon. waaw. gouverneur a ngi taxaw.
dégg nañu plaidoyer ba mu ca def. ànd nañu tamit dem au niveau de la SAR. dégg nañu tamit plaidoyer ba mu fa def. kon mënuñu ko bañal. kon gis nañu ni kon vraiment moom tamit mu ànd na ci combat bi. bokk na ci ñi bëgg tamit pipeline bi jóge. kon daal mi ngi ci xeex bi. waaw mu ngi ci xeex bi. jamono ji ñuy wax ak yéen fan ngeen ci toll kon. bon jamono bi ci toll képp ba jusqu'à présent moom li ñu jàppoon ak moom. waaw. nga xamante ni suñu dernière rencontre ak moom. daf ñu wax ni ñoom ñu ngi nekk ci étude de faisabilité pour que ñu mën ko au moins def ci ni mu gën a gaawee. ñu jaarale ko ci géej gi. waaw ñu jaarale ko ci géej gi. am na solo. bien que c'est coûteux. parce que wax nañu ne moom cher na trop. waaye moom ñoom ñu ngi ci étude bi. pour xool naka la ñuy def ba jëlee ko. mais waaw loolu du doon léegi de xanaa parce que projet à long terme lay nekk parce que du yomb. nekk ñun de bu ñu sañoon mu doon suba. loolu nag mooy jafe. parce que danger baa ngi fa ba tey te askan bi vraiment nelawuñ ba yandoor. moom waxuma nelaw ba yandoor mais ku xam danger bi ci nekk te dëkk dans la région de Dakar. parce que d'après li ñu wax diamètre rayon bi mu mën a atteindre. c'est 7 kilomètres carrés. loolu grave. kon xam nañu kon réel danger bi nga xamante ne moom moo ci nekk loolu moo tax mu nekk tamit bokk ci suñu combat yi nga xamante ne. ñu ngi koy mëne par rapport ak suñuy activité. c'est ça. xanaa ñu ñaan rek yàlla yu ci ndox mu sedd ba jëyee bañ a am ba seen liggéey yegg ci jàmm. waaw loolu moo tax toujours dañuy dëkk bu ñu noppee nekk ci ak nopp askan wi. waaw. di leen xamal ni nañu moytu di gas benn façon bu gasin bi. wala di utiliser ay taal. ci béréb yi nga xamante ne jigéen a ko. fa la tuyau yi jaar. loolu am na solo maanaam yéen a ngi def activité de sensibilisation ci population bi. ñu moytu lépp luy indi jëye foofu. waaw loolu moom ñu ngi koy def. jaajëf. monsieur Moussa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci vraiment nangu bi nga ñu nangul dugg en direct expliquer un peu ñu ngi lay jaajëfal bu baax Moussa. waaw yéen la ñuy jaajëfal parce que tamit gis nañu yéen a ngi liggéeyal askan wi. ndax li bokk na tamit ci loo xamante ni yéen ñu ko gën a mën a jàllal. dëgg la. parce que dina tax tamit ñi nga xamante ne dëkkuñu sax si gox bi. dañu xam ni kat yëf yi saa yu géej lañ kat. waaye ñun tamit liñ koy sori tamit. mën nañoo laal mën nañoo laal. dëgg la. parce que looloo tax yéen la ñu jaajëfal ci pour président. El Hadj Matar Niang président de délai. waaw. merci beaucoup. te moom mooy opportunité ma wax ak yéen. c'est ça. te bu ma joxul woon digal tamit en tant que tamit kilifa tamit boo leen jëbalee ci man directement dama leen naan dañ leen di laaj ko ndigal. moom sax moo ñu yabal ci yow yi. waaw moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. automatiquement ngeen coupé ak moom rek moom daf ma daal di ko. dëgg la ngeen ma woo. dëgg la. jërëjëf Diop jërëjëf. jërëjëf sama sëriñ. jërëjëf. Voilà bu nekkoon Moussa Diop le secrétaire général de l'association des délégués de quartier de la commune de Thiaroye-sur-Mer Moussa Diop moom mooy secrétaire général moom moo dugg léegi dégg nañ également Mamadou Sekane ñoo bokk li ñuy wax semu c'est-à-dire moom fi mu rotalee ay kàddoom loolu aussi jar nañu ciy def accent parce que suñu autorités yi dañu nekk toujours médecin après la mort xamuñu une politique de prévention tuyau yaa nga fa tuyau yi mi ngi date depuis 1963 tuyau yi moo jógee SAR dem ci zone hydrocarbure bi di alimenter oto yi dem di jaay essence ce qui veut dire que produit fini mooy jaar ci tuyau yi dafa màgget bay senn ay nit ñoo fa dëkk bis bu tàkkee wala jëyee am fa vraiment comme ni ñu ko waxee rayon bi li mu mën a jël mën na laal bu Pikine te bu tàkkee da ngay calculer station d'essence yi nekk ci wet gi yëpp xam nga kon jëye guy juraat jëye la te bu amoon tey jii léegi gouverneur ak ministre ak ñëpp defaat délégation dem fa di massawu
xam nga loolu tamit da ngay bàyyi ba ay nit am problème ngeen dem fa di massawu alors que problème bi ñoom ñi ngi alerté pourquoi pas ne pas accélérer les travaux ne pas peut-être chercher une solution même bu fa tuyau mënul jug ña fa nekk ñu dédommager leen ñu yëkkati fa kër ya fa nekk nga xam ne bu jëyee amoon ñoom ñoo ci njëkk a loru ñu jëlee leen fa gën a sécuriser tuyau yi pourquoi pas. mais Malick nooto bii ngay wax yàgg na noo mars boo dee xool ay yeneen chaîne télévision yi ak rajo yi yàgg na noo mars di kaas si affaire boobu. Malick SAR bii dañuy waxante dëgg mais fu mu ne la waa nit ay nit warul dëgg soit ñu jëlee SAR déplacé ko feneen soit ñu indemniser dédommage yi ña fa dëkk ñu jóge fa c'est que loolooy solution affaire bi du question ay jël ay tuyau teg mband yooyu la nit warul dëkk loolu mooy réalité te li ma lay wax ci faible état nan la ñu sàggane di seetaan ba ay nit ñëw dëkk ci kaw ay tuyau c'est ça le problème Malick nan la ñu sàggane xam nga vraiment lii dafa bokk ci ñoo xam ne vraiment suñu njiit yi benn danoor amul respect ci seen population prévention intéressé wu leen zéro boo xoolee même mbas mi sax politique de prévention amul parce que boo demee tey dem ba ay nit fekk ay tiwa essence fu muy jaar ñu dem construire fa ay kër li chef de quartier bi di wax loolu ab état bu responsable war na seetaan loolu yow nit ñi bin tafoo alors que c'est l'état qui donc mais ñooy joxe ay autorisation de construire mais grave plus que grave parce que ay centaines de kër ñoo fa ne ay centaines de familles dëkk fa dëkk ci kaw tuyau yi te ñoom fi mu toll nii ñoom ils sont légitimes ñoom jàpp nañ ne si dëgg lan ne parce que dëgg mënta passé ñu jox la autorisation de construire ngay wax ñu defal la kay c'est ça la vérité problème bi mooy lenn fii lii fii mu ne nii soit bu dee am nañ moyen di jaarale ay tuyau ci géej bi moyen bi gën mooy ñu jëlee ko fa soit population ba fa dëkk rayon booba nga xam ne fa la danger bi ne population ba fa dëkk ñu déplacer leen comme plan Jaxaay bi inondation bi gagné kër yu bari mais danoo créé plan Jaxaay déplacer leen fa mais bu dee SAR d'accord foofu ay milliards ñoo fay jaar xaalis bu takkoo fay jaar parce que carburant defe naa bi fournir Sénégal yëpp daanaka fa lay jaar kon war nañ mën a créer dégager ay moyens dem ba benn dëkk fu baax foo xam ne ñu jël population bi déplacer leen fa mais moom Malick solution man du ay changer ay tiwo defar tiwo xam nga lii solution soit SAR jóge fa bàyyi fa population sa caare géej ñu dëkk jóge ci danger boobu soit ñu xool population bi nu leen déplacé wu ñu jóg ci danger boobu parce que chef de quartier bi lii mu wax dee leen moytu boyal ku dëkk fi nga dëkk faw ngay boyal fourneau faw toxkatu cigarette di fa am faw non gaz di fa tàkk mais baax na aussi ñu sensibiliser leen en attendant solution di am non mais man j'approuve vraiment li Moussa Diop wax rafet na ñuy continuer di sensibiliser population bi dëkkee foofu xam naa ni sekaan mi ñuy dégg ñu sensibiliser aussi en attendant que les promesses soient tenues comme ñoom promettre nañ leen ni dañ fa jëlee tuyau yi defar ay sur plan yu war a jaar ci géej gi mais xam nga loolu tamit c'est un projet à long terme xam nga sur plan yu jaar ci géej gi loolu du lu ndaw loolu boo dee wër ñi ko am Afrique bariwul loolu buñ koy wax dañ koy wax di defale gars yi mais loolu ay milliards yu takku la technologie bi muy laaj ak ñi koy liggéey sax dëkkuñu fii ci réew mi loolu du gaaw a ñëw te lii danger la boo xam ne day gete population bi noota jabaas lee mu am mbandi gaz tàkk fa paypayaan gaz ba tàkk fa amul benn danger parce que àll la bu amee fii musiba am dégg nga li la gars yi wax man musuma ko xam 28 kilomètres carrés yoo xam ne sawaay danger bi da leen di gete ñun ñii fii ñu toog ñu ngi ci biir parce que ñun ak Caaroy géej motuñu 4 kilomètres xaw ma motuñu sax 2 kilomètres kon ça veut dire que sénégalais yëpp ñoo war a taxaw parce que li ma lay wax la suñu opposants yeeg suñu journalistes yeeg topp ci débat politique ak coalition Mouroog Sow ak yooyu bàyyi danger yi ñuy taxaw loolu moo jaaduwul non xam nga je vais revenir un peu ci li nga wax par rapport ak la sortie du maire de Notto Gouye Diama le maire Magaye Ndiaye Notto le maire s'appelle Magaye Ndiaye def na benn sortie léegi di ñaawlu mbir mi mais également li mu wax dafa nekk dëgg nee na travaux yi état ko moom entreprise ba koy liggéey puits de gaz yi maanaam projet ba fa am yëpp ñoom ci waa mairie bi ci boppam impliqué wuñ leen ci affaire bi amuñu ci benn information ce qui veut dire que xëy na bu amoon dinañ jël ay mesures sécuritaires yoo xamante ni c'est un peu pour peut-être sécuriser seen commune mais loolu aussi dafa mel ni mooy li nga wax léegi tuyau bi jaar ci biir commune ay nit di tabax ci kaw tuyau yi
ñi leen di état di leen jox autorisation de construire ñu seetaan ko waxuñu ba tey jooju tuyaux yi màgget bay sennum gaz sennum essence foo xam ni comme ni ñu ko waxee nit ñaa ngi tox cigarette nit ñaa ngi boyal askan bi mënuñu dëkk ci sensibilisation il faut que mu am des solutions immédiates mais solutions yi ñu leen jox dafa mel ni c'est des solutions à long terme. non mais yow xam nga ne tuyau buy jaar ci biir géej Malick yooyu tamit loolu du lu ndaw. tuyau buy dugg ci biir géej di ko jaar loolu liggéey ma ne. boo amee Afrique la fi mu am bareegul. Europe sax loolu fa mu am bareegul tuyau buy jaar ci biir géej loolu peut-être dige la ak benn rêve du dige de rêve la luñ gént la ne war naa mën a ne mais taxawagul parce que tuyau biy jaar ci biir géej mën naa. boo xoolee coût bi mën naa defar ñeenti autoroute à péage mën naa jënd ñeenti terre ndegam terre bii nga xam ne sawaay moom moo am problème pour pare estamak tuyau buy jaar pour géej Malick man li may wax moom moo am lii danger la parce que tey Libye gis nga la fa xew Nigéria gis nga la fa xew te lépp la même cas la ak lii il faut ñu jóg ci Nigéria même chose la lii dem ba population bi dem ci tiwo yi di yoxosu di diw ay essence di jaay ci buntu tali bi daan nga ko gis ci yenn seen film yi sax ñu teg ay essence def ko seen bidon di jaay dem ci tiwo yi di ko def ba mu explosé lam fa yàq bari na daanaka dëkkub lëmm ay milliers de maisons la yàq il faut gars yi xam loolu parce que sénégalais day gis danger bu garaaw te lii lu ko gën a garaaw amul toog ne tekkaaral léeg-léeg nga jël wax ci ñu def ci benn petit reportage mu jeex nekk ci ay détails yoo xam ne amuñu nu benn njëriñ. wax sànq te bu jëyee amoon gouvernement bi wàcc seen liggéey. non ñëw taxaw fa. ñëw taxaw di masaw waaw mais di masaw ñoom yooyu la ñuy xaar ñoom lamantewu leen mën ay balaa ñuy ñëw nga dee ñu ñëw jaale si la ak indil la mallette ñëw jox la da ngay gis marché yi. ñuy def électricité bi lu dara jarul di xëcc ay fiilu courant fu ne kenn du ci wax bu marché ba tàkkee ñu gàddu seen maletu benn 50 millions ñëw ne dañuy jàppale commerçant yeeg affaire yooyu moom moo maanaam état boo xam ne doo taxaw ci yow daal vraiment état bi ni muy doxee loolu baaxul ci dëkk daal yow doo taxaw mukk danger jot nga faggul ko citoyen yi mais dangay xaar ba citoyen yi dee nga ñëw soog a taxaw wax ñu te lii xam nga marché yu tàkk garaaw na mais bii dafa gën a garaaw bii bàyyiwul kii bii li gars yi expliqué 28 kilomètres daanaka région de Dakar lay wàccee du bàyyi fenn surtout bu rombee ay station essence romb lu ne romb ak dëkkin bi ñun bëkki populaire bi ñun ne boo jógee Caaroy géej yi nga ciy teg ay ginnaaw raay gis nga dëkkin yooyu yëpp ni mu mel te ñoon ñëpp ñu ngi ci danger te loolu état moom xam na ko mais elie mu taxaw ci du ci taxaw pourtant ñu ngi jël ay sànce di ko def foo xam ne ak xaalis di ko def foo xam ne vraiment lii moo ko ëpp solo te SAR day génne xaalis ay milliards ñoo fay dugg di génn parce que essence lay jaay ak pétrole bi essence bi muy jaay kooku ay milliards la mais nañ ci taxaw mais loolay wax ji te gars yi wax ci tamit du ay lii opposants yi ay Ousmane Sonko ay Karim Wade Khalifa Sall man danoo bari sax xawma nun toll nan dem ba fële taxaw ci affaire bi wax ci lii moo jaram mars ay frappe France dégage ak yëpp lii moo jaram mars parce que lii danger la boo xam ne ñoom fan tëdd sax mën na leen fa fekk parce que lii ku ci wax sa bopp ngay sauver sauver du kenn ngay sauver sa bopp parce que 28 kilomètres carrés lu fa ne ay pipeline ay essence yu yoo xam mand yu essence yuy senn loolu daa neexut a dégg ci xel tiwo buy senn essence loolu neexut a dégg ci xel parce que man mën naa bañ a dëkk Caaroy du ma xam tiwo bi taal sama cigarette tux ba foofa sànni lu ma ci xam du ma ci xam dala musiba am xam nga pàkk lambaay gi rek bi mu lakkee pour sapeur yi accéder ci fay ko rek problème la mais ba sàkkantement ak lu mel noonu mais nooto guy fële ne ñu fee di lakk ne nooto boo moytuwul ay tubaab yi ñu nga fa man li ma dégg exemple des américains yu fa nekk pour fay ko yow xam ne say sapeur pompier mënul balaa muy fay kër gu rakk problème la mais boo gisee danger gis nga nit boo amul da ngay fagaru moom laa la doon wax ci début ba nit boo amul bu dee yàlla def na yow sa wërsëg bariwul sa doole bariwul da ngay xool la nga xam ne dina la indil danger nga teel cee fagaru balaa mu lay dab loolu mooy yoon état bi daa war a dem taxaw ci lii lu am solo la lii dafa doon loo xam ne tamit population bi il faut tamit sénégalais yi Malick jóg di xool xeex bii waruñu toog di ko seetaan ak Caaroy géej pour ñoom population Caaroy la laal fekk ñun ñëpp la mën a laal Pikine gii ñu ne Caaroy bee nga dëkk foofu yëpp danger la loolu tamit sensibilisation bi il faut mu gën a yokk ci askan wi nit ñi xam ne danger moo ñuy gete fële ñun ñëpp taxaw teg pression état bi mu defar la daal man daal loolu maa c'est-à-dire le danger se trouve
à Thiaroye-sur-Mer, mais c'est pas un danger uniquement pour Thiaroye-sur-Mer. C'est un danger pour toute la population et les communes environnantes. Le danger commence à Thiaroye-sur-Mer. Voilà, il commence mais bu amee maanaam du ñoom rek ñooy nekk ay victimes man foofu damay gis ni sax même les communes yi nekk ci wet gi ak population yi dëkk Pikine sax en général war nañ mën a bokk ci combat boobu ci xeexu plaidoyer boobu pour que vraiment ce projet là puisse être réalisé soit ñu jëlee fa ñu fa dëkk dédommager leen soit aussi ñu accélérer les travaux pour que ñu xool tuyaux yi ñu ko mën a jëlee foofu parce que tamit doo xalaat réellement coût projet bi doo xalaat danger bi mais da ngay xalaat li mu mën a jur ëllëg c'est-à-dire mi ngi fa actuellement mais booy imaginer da ngay imaginer bu jëye amoon lan lay def man je crois que foofu la gars yi war a xalaatee. waaw mais loolu moom moo jar a xalaat doo dégg loolu problème mu sénégalais ba du xamul jéye bu amee lan lay def moom day li mu xam mooy jéye bi lan la fa def moom yooyu la ñuy xaar parce que lii nga wax nii ne Pikine yëpp a war a jóg parce que lii ñun ñëpp a nekk en danger man tey bu rajo ak ba tey émission bi bu amul woon tey man duma xam affaire yi ne nii la grave parce que 28 kilomètres carrés dem ba laal Bargny dem ba dugg biir Dakar loolu y'a problème parce que pipeline man pour man mooy mbànd man xawma woon sax ne mooy nii nga ko expliqué tuyau bi mooy dugg te tuyau boobu est-ce que romb nu ñun xamoo fu tuyau bi yem parce que defe naa bu ma juumul bateau bi port lay wàcc tuur ko si tuyau bi ñëw ba fii kon xam nga bawuñu parce que lu romb port lu romb port ak tuyau bi jóge Sarr jaar Thiaroye-sur-Mer dem zone hydrocarbure waaw moom laa la wax mooy port defe naa mooy mool 8 xawma mool 8 la fala zone hydrocarbure bi ne dali foor ak fu ne la romb ñun ñëpp la romb dugg biir Thiaroye te tuyau bi bu ne bëm du rem Thiaroye géej fépp lay def kon lii topp affaire bi loolu ay millions de nit ñoom ñoo la seen bakkan nekk en danger te defe naa bu ñuy defar essence pour dawal oto xanaa nit a tax kon bakkanu nit lu ko ëpp solo amul kon vraiment état bi war a mën a taxaw ci lii parce que détails yi mu nekk yëpp détail politique ak coowal politique yi mu nekk yëpp am na lu bari danger yi dafa bëri ci dëkk bi daa bëri site yoo xam ne dafa bëri ay danger mais état bi jéemu ci sax bàyyi xel moom daal mu ngi ci ay situation politique ama ay xool coalition mburu ak soowa ay yooyu opposants yi tamit ñu ngi jéem a xeex nu élection amee ñu voté ñoom tamit ba falu mais maanaam li nga xam ne population bi moom la soxla comme genre yi aar sunu bakkan aar sunu santé vraiment ñoom daa mel ne xaw leen a soxal parce que lii da am ci feebar bi te avec ça Thiaroye Géej yooyu yëpp am fa kenn taxawu ci kenn déggagoo kenn wax ci avec ça yow nan nga mën a ñëwee toog naan nit ñi ay coronavirus ak affaire yooyu te loo xam ne à la fois mën naa xëy rey ay millions nit te taxawoo ci il faut tamit vraiment tamit journalistes yi danaa leen sànniwaat xeer dan may wax ne dama leen sànni xeer télévision yi rajo yi di wax lu am solo parce que tamit surtout information prétexte la voilà xam nga prétexte mooy lan moom mooy nooto teg nañ fa ay projet ay puits de pétrole ay puits de gaz mu nekk ay projet am boolewuñ ci askan bi boolewuñ ci commune bi tey bi jëye amee askan bi ñoo loru commune baa taxaw ba le maire di wax loolu xam nga lu mel nii bu fekkente ni réellement journalistes yi war nañ mën a jël prétexte ci nooto ñoom ñoo war a njëkk a def prévention ñoom ñoo war a njëkk a def alerte mooy faire le focus à Thiaroye-sur-Mer ci tuyau yi nga xam ne toj na te essence dafay jaar di senn ñu xool danger ba fa nekk ñu def ci focus faire le vrai plaidoyer pour que ñu accélérer les choses mais malheureusement comme ni nga ko waxee rek suñu ligne éditoriale su ma nee sunu mooy man ak ñeneen suñu mbokk journalistes yi suñu ligne éditoriale dañ ko focaliser un peu trop sur la politique tey jii bu benn Sonko demee seeti Khalifa Sall yow boo xëy suba moom ngay titré au lieu nga dem Thiaroye-sur-Mer xool tuyau essence ba toj day bënn ak askan bi danger bi mu leen mën a jural ak région de Dakar sax laay wax au lieu nga def focus ci loolu yow tu préfères parler de visite Sonko ca Khalifa visite Idrissa Seck ak nangam feccem doon fecc ca jam ñaajoog c'est pas important ça c'est pas des informations utiles Idrissa Seck bu taxaw ci kanamu Macky di fecc ban njëriñ nañu amal du suñu yoon xam nga le problème qui se pose moom mooy les journalistes également seen ligne éditoriale c'est bu war nañ di ko xoolaat et moi j'en suis sûr gis nga lakk bi am nooto nii ak problème bi am Thiaroye-sur-Mer ñun ñu def ci alerte nii
déglul fii ak suba bu dee yenn journalistes yi wala yenn organe de presse yi am xel dinañ xam ne lii lañu war a orienter nit ñi lii lañu war a wax. mais bien sûr parce que bii am nooto am na ba pare mais bii day danger bii amagul te bii vrai danger bi parce que nooto déggoo àll la sori na ak kër yi nit ñi dëkkuñu à côté mais bii nit ñi ci kaw tiwo lañ dëkk kaw tiwo yi lañ dëkk tiwo bu jógee Ndakaaru ñëw ba Caaroy Géej ñu gars yi dëkk ci kaw tiwo yi loolu moom Caaroy Géej kay dem Mbaaw Saar loolu moom mooy danger bi loolu nag journaliste ak télévision émission liñ ci war a wax dafa war a bari parce que gis nga sénégalais yi naan dañoo xaw a ignorant dañuy nelaw ak ay foo leen intéressé télévision ak rajo yi dañ ci joué parce que tey li ñu leen war a wax lu intéressé loo xam ne ñu intéressé wu seen réew defuñu ko ñoom daa mel ne dañuy jàppale état bi ñu ñuy endormir parce que lii tey par exemple Pikine gii ma dëkk bu dul woon émission bi man information yi duma ko am yëguma ko man xawma woon ne maa ngi ci danger keneen nag yeneen millions de nit xamuñu ko lii nag télé ak rajo moom moo war a mun a taxaw ak ay journalistes wax ko yee askan wi parce que looloo tax ñu naan média 4e pouvoir parce que pouvoir yëpp mën nañ échec fàtte dara média génn ko ba ñëpp xam ko ba ñëpp jóg ci ba régler ko mais il faut que tamit Malick ñu changer il faut tamit télé yi rajo yi ñu jàppale nu parce que tey alerte dafa baax surtout ça alerte dafa baax ñu ngi doon wax tey nan wax ci kaawu Kara bi exemple laa lay jox ñun fii y a 1 mois toog nañ wax ci sëriñ yi nga xam ne dañoo yor ay agent de sécurité waxtaan ci ba ne état war na leen contrôler xam lan la war a mu xawma nu mu leen di encadrer ba affaire yi mën a alerte la woon loolu wax nañ ci y a 1 mois te biñ ci waxee après problème yi am na ñu ñëwaat sax ne du ngeen ci wax mais duñ ci waxaat parce que ñun duñ xaar ba dara ne tel ñu wax ci tey gis nañ problème mu nooto bi ñun xam na ne Caaroy Géej gii ñu dëkk à côté mel na noonu ñun li sunu bii ak li nga xam ne mooy suñu devoir mooy toog tey alerter wax nit ñi dégg xam ne fee problème bee petit problème la mais grand problème bi sax bi gën a nar a garaaw mooy bii ñëpp jóg ci taxaw ci bii moo non mais bii ñëpp non Caaroy sur Mer ñëpp mais fii nooto population nooto boo dee xool est-ce que benn quartier Caaroy ëpp ko population ëpp leen sax c'est ça la vérité kon tey lii état war na ko jóg dem taxaw ci dem xool ko dem lii ko parce que tey buñ jóg ñoom ñëpp dem nooto xool ñaawlu taxaw ne borom tool yi nga xam ne laal ne leen ak borom kër yi dinañ leen jox ko ne yóbbu fa ceeb ak diwlin non c'est pas comme ça nañ xool bi gën a bii exemple la parce que lii bul yem nooto wax naa la xew na Nigéria ba mu tàkkee Nigéria est-ce que xam nga ne daanaka raison la yàq raison bi yëpp la taal Libi gis nga bi am bërki dem Libi am na bu fa am genre yii la ba mu tàkkee Libi ba léegi laa wax Libi pooru Libi yëpp la taal fi mu toll nii Libi daanaka seen économie daa wàcc seen lépp jeex ba nit ñi di jël ay ndimbal di européens yi di def ay avion ay aide alimentaire di leen ko jox loolu ñun yàlla bum ñu dal te mais li koy gën mooy fagaru état bi na jóg ay tuyaux yuy senn essence 1963 ba léegi yooyu ay tuyaux mënu koo résister nan waxante dëgg loo xam ne tubaab yee ko fi defoon ba ko ba léegi ñu bàyyi ko fa du yoon te danger la te bakkanu nit du caaxaan vraiment Malick loolu daal moom mooy lii suñ télévision yi rajo yeeg kii yi nan taxaw wax ci lii daal parce que daal Malick il faut li ma lay wax la ñoom xam naa dañ naan man dama leen di sànni xeer activiste bu leen contre la mais contre ma leen mais nan jël di wax lu am importance sénégalais yi pour nous sauver parce que journaliste ak journaliste looluy cëram dafa waat journaliste ak juge ñoo yem ak ab président de la république daa waat ne moom day jox askan wi bonne information boo xam ne dafa intéressé askan wi ak duy sàmm askan wi daal parce que ñoom bokk nañ si ñiy sàmm suñu sécurité. yow daal on est au terme de notre émission noo tàggoog auditeurs yi. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant chaque jour ñun rajo Oxygène loolu lañ fi nekkee alerte parce que duñ xaar tey nekkuñu ci ay détails débat politicien boo dee xool sax li ñuy def ci débat turu politicien amul ñun foo ñu fekk dañuy alerter te alerte boobu vraiment buñ sañoon état bi du ay contre kook yooyu mais di ko wax loo xam ne ay information yu baax la mu koy dégg pour taxaw di sauver askan week yooyu daal vraiment ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm suñu auditeurs yi macha allah léegi Pikine émission bi damay romb ñu bëree bëri ñu ngi koy déglu lu ci baax rek yéen la lu ci bon ñun la di jéggalu ñëpp nag képp koo xam ne ñoo ko offensé jërëjëf Malick. jaajëf mbokk yi